Moustapha Cissé Lo boo ko waxee muy homme d'état Moustapha Cissé Lo boo ko waxee tamit muy politicien bu ñëpp ràññee tamit mu nekk koo xam ne bokk na tey si njiitu assemblée te mënuñoo wax Moustapha Cissé Lo te waxuñu élection législative yi ñu génn tolof tolof yi ci am nguur gi tamit gagné élection yi ba jàngat ngay def ci législative yi ñu génn. jërëjëf sant yàlla bu baax mais sant aussi citoyens sénégalais yi nga xam ne ñoom ñëpp bokk nañ ci élection bi parti politique yi ak yëpp ñu def campagne électorale def ab voté ci jàmm kon ñoom ñëpp ñi ngi leen di sant di leen gërëm di leen féliciter ñi nga xam ne dañu perte élection yi ñu leen di massawu te di leen ñaanal aussi ñu am courage ndax élection yi yemul benn yoon ndax dañu natt diir bi bu jeexee dañuy dellu ci askan bi mais ñun Benno Bokk Yaakaar vraiment leader yëpp ñi ngi leen di sant même militants yeeg militantes yi ñi ngi leen di sant mais di féliciter sunu 125 députés yi nga xam ne am nañ ko muy ab performance boo xam ne bu rëy la ñu am 49,40% ci élection bi defe naa ne loolu war nañ ci sant ndax amoon nañ sunu kanam ñeent fukki liste ak juróom-benn yoo xam ne li ñu doon wut moom la ñuy wut te yàlla joxu leen daal. Moustapha Cissé Lo comme ni nga ko waxee ngeen gagné élection yi am ci 49%. 49 virgule quelques pour cent ngeen sukkandiku ci bilan bi ngeen def ci PSE beeg yooyu ndax tey boo xoolee bilan bi ngeen jàpp ne askan bi nangu na ko tey nit ñi naan bu fekkoon ne présidentielle la deuxième tour ngeen di jëm ndax 49% yi wanewul ne tey gagné ngeen élection waaye tamit wan na ay rëkk-rëkk ci dooleewu parti bi ak nguur. non man bokkuma ak nit ñi jàngat ndax son excellence le président Macky Sall bi mu ñëwee dañ ko fal. ci lu mat 67% à peu près bi mu ñëwee mu am majorité bu am solo ci législative yi ñëw gagné yat bi mu demee ci référendum muy oui ou non pour ñu xool sénégalais yi te boobu opposition bépp dañu ànd ni non même ñu bokkoon ci parti am sanctionné nu bokk ci teewul ñu amaat lu jege 60 et quelques pour cent yooyu. élection locale it noonu la demee mais tey élection bi ku koy jàngat da nga war a sant yàlla parce que président Macky Sall ñi ko contrôle ak ñi doon wax ak ñi doon yàq muy 46 coalition du ay liste ay nit coalition la ñoo xam ne kenn ku ci ne nee na war na mën a nekk candidat présidentiel ñoo nekkoon ci coalition Ablaye Wade ay parti politique lañ yoroon ñi nekkoon ak Khalifa Sall kenn ku ne muy Khalifa Idrissa Seck Bamba Dièye Mansour Sy ñooñu ñëpp kooku bu dee sunu coalition ñun te ñun sunu coalition amul candidat boo xam ne dafa bëgg a dem présidentiel amu ci sunu coalition Macky sax bokku ci premier ministre moo ko jiite woon kon jàpp naa ne li nu am ndam mënu ko gën a rëy bu doon ba nu demagul élection dañ ñu koo signaloo ni nañu jël 45% ñun dañuy signé duñ ci ñàkk coono kon ndam lu rëy rëy la ñu am beneen bi mooy ñooñu am na ñu demoon ci élection ñaari nit ñu am député dañoo ñëw fekk si te am na ñoo xam ne ñëwaguñu waaye gëm naa ne du ñu nekk candidat présidentiel te du ñu ànd ak opposition Macky Sall la ñuy jàppale. kon boo ko seetee li nuy séentu ak di ko xaar buñ ko boolee ak li nga xam ne yàqu na ci élection yi. buñ ko boolee defe naa ne waroon nañoo mën a am 55% jëm 60% noonu laa ko jàngate mu mel ne kon résultat bi ñu am ndam lu rëy la Mbacké wax naa ko Mbacké élection ba fa am Touba 250 000 personnes ñoo fa bindu élection bi am na 100 000 et quelques yu wotewul parce que amuñuy bureau amuñuy kayit voté wuñu ñooñu ku ñu àndal kon mënoo natt rek 49 virgule yi nga ni deuxième tour la woon loolu gëwuma loolu ndax candidat yi jàmmaarloo ak Macky Sall buñ ci àggee gëwuma ni dana mat fukk candidat wala fukk ak juróom li daan am bu amee ñooñu ak ñi ma fi gis ñuy wuti te bokkoon ci ay coalition ku ci dem li ma lay nattal bu baree mooy 5% ki ci yow moom laa gëm ne moom la mën a am kon loolu mënuñoo inquiété tey jàpp naa ne danañ gën a liggéeyaat danañ gën a àndaat pour mën a gagné bu rëy diaspora bi am na ay xeex
contre ay nit contre ñu Macky Sall ñu investir la xam naa ko Espagne suñuy nit dañoo voté contre ñoom nëbbuñu ko ñoom Jim Seck ñoom dañu sama goro la mais contre lañu voté parce que d'accord ñu woon ci liste bi te waxoon naa ko président ñooñu du ñu voté contre Macky Sall te loolu am na fii ci Touba Mbacké ñoo xam ne APR lañ bokk ak sëriñ soo xam ne Macky lañ àndal te dañoo voté contre kon yooyu yëpp dañ koy récupérer parce que ñooñu xeexuñu woon ak Macky Sall ñañu investir la ñu d'accordul woon bëgguñu leen te ñu investir leen. kon élection am na ay rëq-rëq comme ni ko waxee. li ma la wax rek rëq-rëq mënu koo gën a rëy Touba yow yaa déggal sa bopp ñoom Assane Mbacké kaset yaa ngi fii ak Cheikh Abdou Bara Dolly ñu ni élection amu fi ñoom ak Madické Niang ñoom ñoo dem menacé ànd ak ay gone fexe ba yàq élection yi ba ay bureau ubbiwuñu loolu même dañu waroon annuler élection yi kon kay loolu mënoo wax ne élection ñun d'accord nu waa Mbacké que am nay élection am na ñoo xam ne conseil constitutionnel mooy juge na ne la fa nekk ñoom ñoo gagné nangu nañ ko jël nañu mais ñun gëm nañ ne ñoom gagné wuñ ñu te fuñ tase ma wax leen ko ni leen lu ñu siif la Côte d'Ivoire biir Abidjan bureau yu bari ubbiwuñu bulletin de vote yi ñi ngi àgg Abidjan 23h biñ ne suba la élection nga war koo tas ci ay bureau kon manquement yi dafa bari leneen li du ma ci wax ndax waxees na ci ba pare mooy carte yoo xam ne seeni borom mi ngi fii mais xamuñu fu ñam man suma kër rek am na lu ma ñetti carte yoo xam ne yi ba léegi jotaguñ ko leneen li mooy candidat yi Touba ak Mbacké ñun suñuy candidat wote wuñ parce que seeni bureau de vote ubbiwul kon kay nanu nangu ne am na rëq-rëq mais li rëq-rëq bi am teewul élection ñëpp xam nañ ne sondage la sincérité bi am na transparence ndax kenn néewul kenn bul voté ji équité am na ñëpp a yem ba élection am na mais li ñu wote wane na ne ñun nooy majoritaire largement ndax bu dee ñun am nañ 1,6 million ñenn ñi kenn mënu cee jege 1 million. waaw ci rëq-rëq yooyu noonu tey excellent kon est-ce que tamit loolu taxul ñi nekk si wàllu kujje politique yi di junj ne les présidentielles yi ñu jëm nii dina xaw a tàggatémbe. loolu mënuñu ko wax ndax présidentielle des na presque at ak genn wàll fukki weer ak juróom lu bon liñ ci gis ne ay rëq-rëq la muy carte yi ñu distribué wuloon ak ñeneen sax ñuy bëgg a bindu daañu fi bindu xam nga léegi débat boobu dootu am carte yi moom dana génn totalement kon loolu dootu am ci benn rëq-rëq la woon beneen bi mooy bulletin yi xam ne dafa bari woon 700 tonnes de bulletin ñu war koo imprimer war koo tasaare ci àddina bi ndax du woon Sénégal rek liggéey bu diis la woon est-ce que matuwaay yëpp mënoon nañ ko jël loolu lépp ñi ko yoroon danañ ko xool kon jàpp naa ne élection yi nu jëm rëq-rëq yi amoon yu ni toll moom dootu am dina wàññiku mais fi ma gis ci àddina bi muy élection raar na foo xam ne du vote électronique foo xam ne élection du am ñu naan rëq-rëq am na ak rëq-rëq amul kon loolu lépp danañ ci waxtaan jàpp naa pour cette meilleure solution boo xam ne consensus dana ci am. ci loolu tamit rëq-rëq yooyu est-ce que jàngat gi waxtaan nga ci njiitu réew mi. yëgal naa ko li xew Touba globalement mënuma ci wax mais li xew Touba moom xamal naa ko ni am na rëq-rëq defe naa ne it xam na ko mais teewul mu nangu moom dogalu suñ borom même ñun bi ñu waxee ne def nañu recours dañu nañ bàyyi rek tribunal nu mu ko gisee mu defe ko ni xañ nañ ñu te jàpp nañ ni ñun ñoo war a gagné ndax 13000 voix moom la ñu rawee PDS ci 13 collectivités locales yi nekkul Touba ak Mbacké. élection législative yi kenn mënu ko wax te waxuñu ci waxu Khalifa Sall dem nañ sax ba fii nii di assemblée ñuy wax naan waroon na fee teew wala fee teew nit ñi ne Macky Sall dafa ragal doole gi Khalifa Sall am moo tax ñu yóbbu ko kaso yow ban jàng nga def. waaw mais ban doole la Khalifa am Khalifa Sall ñun xam nañ ko sunu xarita jàmm lañ seq ak moom lañ ko yéene. man de Khalifa Sall yéene wu ma ko kaso yéene wu ma ko waaye Khalifa Sall parti socialiste la bokk parti socialiste majoritaire wu fa Khalifa Sall bu ñu koy tudd département Dakar la élection yi def nañ ko ci tête de liste
ñoom ñu ngi tudd naan xaalis mais ñoom liñ génnee xaalis kenn da koo génne ñaata lañ joxe ci tonni ceeb ak sukkar ci campagne bi ak ci enveloppe bi xaalis yoo xam ne ñoom ñoo ko joxe fépp teewul dañ leen a gagné ba ci Dakar gi mu yaakaaroon ne moo ko contrôlé kon ban débat moo war a am foofu Khalifa Sall yoon la amal problème xaalis boo xam ne bii nee nañ jël na ko secrétaire ki inspection générale d'État épinglé ko ay recommandation am yoon di def liggéeyam waaye réewu Sénégal dooni ma seen yoon moo yées ci yoon yi kenn mënu ko wax justice sénégalaise nañ leen respecté bàyyi leen ñu liggéey Khalifa Sall xaalis biñ koy laaj na leen wax fu mu ko dugal nu mu ko fa dugalee bu paree bu dee ñoom ñi nga xam ne ñoo yor yoon gis nañ ne Khalifa deful dara ñu bàyyi ko mu ñëw ci ñun sunu mbokk soxla nañ ko bu dee def na dara it te mën a fay bu dee liñ ko tuumaal dëgg la mu fay ñu dugal yërmande mais amul leneen lu ñu war a wax yoon daal la amal problème tëj nañu ay doomi sénégalais ci 20 junni ci 1 million kon bu dee am na xaalisu ay milliards yuñ ni leerul te ñoom mënuñu cee indi réponse ah wax dëgg yàlla loolu mënuma ci wax. kon yow jàpp nga ne Khalifa Sall bokkul ci ñi nga xam ne tey war nañoo mën a yëngalal Macky Sall ci élection présidentielle 2019 yi ñëw. oui man du ma wax Khalifa Sall dama ni élection citoyens yi ñooy voté Macky Sall liggéey na lu ko mën a jox 2e mandat ñi mu àndal ñi ngi def lu tax ñu war koo mën a jox 2e mandat kon nun waa APR ak Benno Bokk Yaakaar ak ñi nga xam ne même bokkuñu ci ay parti politique li président def muy PSE bi mu def ko li mu def ci social li mu def ci diaspora bi du ma ko lim muy lu bëri loo xam ne ñi fi nekkoon muy régime yëpp defuñu 1/10 li Macky Sall def Sénégalais yi dofuñu dañ ñu ngi koy wane. boo demee Jolof la fa nekk ci ndox nekk fa ci yoon nekk fa ci courant amu fa woon te gouvernement bu nekk jaar na fa kon gëm naa ne président Macky Sall bu nu demee élection moom mu nekk candidat ak quel que soit nombre bi dana jàll ak plus de 55% loolu laa gëm gëwuma leneen. te ñu bëri doon junj ne législative yi buñ ci génnee yow war nga nekk koo xam ne tey war nga nekk président wu assemblée nit ñi naan Moustapha Cissé Lo tamit war na nekk ministre tey loolu amul ndax tey amul la bett wala nan jàngat nga def ci loolu tey. man à peu près xamoon naa li may doon ndax ministre président def na ma ko lu mat 3 mois à peu près 4 mois ministre conseiller bi ma ko defee it nee naa ko pourquoi nga may def ministre ndax waxoon nanu ma ni la assemblée laa jëm ndax dama amoon revanche Abdoulaye Wade dafa ma dàq fii dàq ma parlement CEDEAO lenn lu ma gënal élection bi ñu ma fal député ma dellu si assemblée bi ma Abdoulaye Wade génne woon te xam ne 98 avant moom laa fi ne amul Macky Sall defal ma ko ciy sant mais mu def ma 2e vice-président de l'Assemblée ba pare def ma chef délégation parlementaire yi au parlement de la CEDEAO. Parlement CEDEAO c'est un parlement prestigieux mooy boo xam ne ci parlement yi nekk au niveau sous-régional et régional moo ci gën a prestigieux ci Afrique parlement la boo xam ne gis nga gone yi moom la ñuy xeex pour 2 postes yi war a dem ku ne bëgg fa dem ndax non seulement da nga fa jàng lu bari ndax fukki réew ak juróom nga fay tase waaye it traitement bi ñu leen di traité ci koom-koom ci entretien amul feneen activités yi ñu am amul feneen parlement boobu nag nga xam ne am na budget 17 milliards président de la république ci baaxam ci kóllëreem ci jàpp ne man magam laa te am naa xam-xamu yor ko mu sàkkul ma ko pour ma yor ko jàppale ma ci ak coalition bi lépp ñëwaat def ma premier vice-président de l'Assemblée aw ma lu ma ci reproché benn problème rek laa am wax naa ko ca début ba avant même ñuy investir wax naa ko ni ko bëgguma nekk tête de liste bëgguma nekkit président assemblée ndax dama sumb liggéey boo xam ne mi ngi jeex mars 2020 mandat 4 at la ma jox ci liggéey boo xam ne man dama ci lot mënuma ko jeexal samay activité at bépp la tey yàlla defit mu jàppale nu ba chef d'état yi yokk sunu daraja ak sunu man-man muy acte additionnel bi nga xam ne bii am nañ ko te léegi ñun ñu bokk ci ñuy càmbar budget bu communauté bi di ko xam di ko voté loolu di liggéey bu rëy loolu jamono bi ñu koy def day taseeg budget Sénégal it ñu koy war a xool kon day mel ne
boo nekkoon tey président boobu boole koog bii du mën a ne da ngay bàyyi bii jël bii est-ce que président man la xalaatoon waxuma ko bu ko doon def mais man li ma ko waroon a wax mooy politique laa koy wax ak ab opinion mooy gëm naa ne assemblée nationale législature bi waa APR ak ñi ànd ak moom gën ko jege buñ sañoon ab APR la koy jox du ko jox ku bokkul APR wax naa ko waxati ko mais ab équipe boo ci bokkee wax la nga war a wax ko sa kilifa wax ko ña ca bokk bu dee kilifa gi nee na moom jàpp na ne nii la da nga ciy ànd comme nee na moom capitaine équipe bi Moustapha Niasse da bëgg ab allié la mu continuer man milieu terrain wala ailier la ma bëgg a jouer mooy premier vice-président ak président du parlement de la CEDEAO dama ko ci sant gërëm ko ci meruma ci te ñëppit loolu laa leen wax li ma waroon daal mooy ma wax ko ndax musuma def sama bopp wax dëgg yàlla ne man lay jox assemblée bi musuma ko def sama bopp musuma ko laajit loolu na leer ci bopp nit ñi kon loolu wax dëgg yàlla noonu rek la demee. ci loolu noonu tey bu ñu jógee ci assemblée bi dañuy dugg jëm ci nguur gi ci gouvernement bu bees bi nga xam ne Macky Sall da ko tuddee gouvernement continuité maanaam la ñu tàmbale woon la ñu yeggale Mahammed Boun Abdallah Dionne nekk ci kaw ñu gis ne am na ay coppiteef yu ci am na ay postes yu changé tamit moom mu ne woon du mës a fal ci décret rakkam bi di Aliou Sall loolu tax mu indi coow est-ce que loolu noonu Macky Sall waxoon moo tax moo jural tey Aliou Sall lépp lu ñuy wax ci moom. xam nga man gëw ma nit ñuy wax waxeet ak wax leneen waxeet yow wóor na la ne wax nga ba tàyyi loo xam ne jóg nga ci man de bis bu ne ma wax la dara mbaa ma digle ko nga ñëw ma ni mënatuma ko ci laa dëkk jàmm yi xam na loolu bi ma lay wax nag li ma lay wax moom laa gëm président Macky Sall ba muy wax la mu gëmoon yaakaar ne mën naa nekk moom la wax mais bu demee ba am gàllankoor bu wér ne li mu waxoon mënta ne loolu beneen problème président Macky Sall bi muy wax Aliou Sall politiqueul loolu il faut boobu kon mënu ko woon a sóoraale mais Aliou Sall bu ñëwee war a dem wuti ab maire yi Macky Sall ni ko bul dem mu ne ko seenu wuma ci yow ndimbal citoyen la Géejawaay laa bëgg a dem dama fay militer dama lay jàppale nit ñi mu dem waa Géejawaay fal ko maire yemuñu ci de mais da nga defe ne sénégalais yi nekk bëgguñu woon association maire yi sénégalais yi jiite ko maire yi Sénégal yépp nangu ne Aliou Sall moom lañ bëgg mu jiite leen yow da nga jàpp ne Macky Sall moo wax loolu barke Cheikh Ahmadou Bamba Macky Sall dimbaliwu ko ci dara leadership am la imposé mu ñëwaat waa Géejawaay ni moom la ñuy def candidat député bi mu ko déggee man président Macky Sall dama ko bind note ni ko Aliou Sall c'est le lion de Guédiawaye si vous l'investissez il va gagner à Guédiawaye mais il va nous porter tort nous autres maa ko bind président daf ñuy porter tort Aliou bi mu insister su ma rakk dama jël kàddu gi Sénégal pour ëllëg ñu àtte ñu ma ne ko amoo droit di nekk candidat ndax bi ñuy xeex ànd ak sa mag yaa nga ci Chine booba xam naa ne Aliou Guédiawaye moom lañ bëgg ndax maa ngi moom fi ma dëkk ak fi mu dëkk dafa jege te ñi ko gën a jege muy Abdou Aziz Mbacké ñoom ak Samba Diaw ñoom samay xarit lañ sama kër la ñuy waxtaani Aïda Sow Diawara bii suma jigéena bu parti socialiste wax na ma moom te gëm naa ko ni ma Aliou daal moo ñu mën a gañeel sans difficulté ma ne ko déet mais baaxul de Cap Vert lañ tase keroog maak président de la République ñoo ànd ci investiture président non astafurlah du ci investiture bi ci benn réunion délocalisée maa ne ko maa ngi lay yóbbante ci sama rak Aliou nee ko sa grand nee na d'accordul pour nga nekk candidat mais demal nga jàppale ñañ fa investir yow boo demee rek ni kii sa candidat la d'accord naa ci dañuy gagner bi ma gisee président it loolu laa ko wax discussion bu gudd la waaye nag dama ko caa tegal dara dama ni ko monsieur le président man dama d'accordul nit ñi coow li tax Aliou Sall nga ni du yor dara ci décret man bokk naa ci ñi ko wax ma ni ko Rakou Ouattara mooy ministre d'État chargé des affaires présidentielles ndey ak bàyyi lañ bokk
rakku Abdou Diouf nekk na fi ministre kenn waxul Karim Wade ñeneen foo dem ci àdduna bi président bu nekk pouvoir bu amee ci doomam wala jarbaatam wala rakkam ku nekk cadre dana ñëw jàppale ko président lañ fal sañ na kay ni ko yow tam teel ma janax yeeg jaar yi fii wala am teel ma xaalis bi xam nga lu ñu war a wax Aliou mu bañ a rusloo magam. ñu bëri ñu ngi naan yaa Aliou Sall da ngeen am problème. loolu wax. Aliou mënuñu am problème Aliou suma rakk bu ko bëggee bu ko bëggul mais Aliou magam la ak kilifaam la Aliou li ma représenté ci seen famille moom Roqaya ñoom di sama xarit bi nekk France président Macky Sall xam ne li muy yor réew mi mag la ma def cër boobu la ma jox soxnaam mag la ma jox def xarit la ma def cër boobu la ma jox Aliou amul droit bu amee même lu ko naqari ci man di ma gis publiquement di ma wax sama ex frère ex grand frère stade la ma ko njëkk a waxee match Sénégal Burkina mu nuyu ma ne ma sama ex grand ma ne ko sama ex frère ma ne ko Aliou da ngay ñëw ñu waxtaan moo gën nga may def yi nga may def keroog dama ree bàyyi ko mu dem ma ñëwaat ministre de l'intérieur ñuy def passation de service may dugg si tase ak moom muy wàcc ci suuf sax lañ tase ma jox ko loxo moo ni sama ex grand frère bi mi ngi nii am mbooloo ñoo toppoon ci ginnaaw loolu daf ma merloo ma ne ko Aliou bu la neexee boo ma gisatee bul ma nuyu na nga xam ne man bokkuma ci jaamukati xërëm yi booba gaa yi di wuti alal yépp a ngi daw ci ginnaawam maa ngi leen gis ci gannaawam ñoom Cheikh Amar Ndiagne Fall ñoom ba gaa yi daw mel ni koo xam ne ki dañoo gis alal ju ñoom moo tax ma ni ko du ma bokk ci jaamukati xërëm yi il faut mu leer ci bopp nit ñi may ma tuuti kon foofu la ñu yem mu jàll ma jàll kon loolu ñiy bind li ñuy bind dañoo waroon ni kay Aliou Sall dafa wax Moustapha Cissé Lo publiquement ci ganamu ay Cheikh Amar ñoom ndax Cheikh Amar moom mooy financé ay direct info ki ñooñu warul woon a nangu ñuy bind ci loolu te binduñu turam lu mu doon def ci gannaaw Aliou Sall foofu lan la fa doon def publiquement bu ñu amee lu ñuy régler nañ ko régler ji ci ay bureau kon maa ngi wax Aliou Sall na mooy ñooñu ndax ñooñu coow li sénégalais yi coow yépp ñoo tax ndax lu fi naqari sénégalais yi ñooñu ñoo koy non il faut ma wax ko mu leer parce que gannaaw dafa jël ab presse am ñuy bind dinaa wax li xew Aliou Sall aw maa ngi moom benn problème magam la xaritu magam la ci famille bi laa bokk la ma ko wax loolu laa gëm bëggatuma mu may gis naan ma sama ex grand frère